vraiment ki ko def réellement li mu war a def na ko li mu war a wax it wax na ko donc je n'ai rien à ajouter là-bas. macha allah jërëjëf doyen Guèye yow tamit ci portrait bi noo ko gisee ak loo ci bëgg a dolli. waaw xanaa damay portrait bu fidèle la. parce que bi nga ñëwee ci kër gi. waaw bu dëgg yàlla. ñu def interview. du naa la bu wax sax naan la tegal ma ko. bu déglu ko wante. da ngaa dem. xam naa ne bu dëgg yàlla ndaw si ko defee. macha allah. sa doom la pourtant. sa doom la très fidèle. sa doom la doomu Ilimane Faye la. macha allah Ilimane dëgg la gis nga ni ñuy wax kon sama doom la. ndax sa doom sama doom la. pratiquement. doomam la mu tudde ko yaayam aussi. mu ñëw ni mu ni porté maa ko jël nag wax dëgg yàlla tamit mu def avec professionnel aussi. macha allah dañ koy ñaanal. yàlla ko yàlla lafal cat. amiin incha allah waaw yàlla lafal cat. amiin incha allah vraiment lu la si bëggoon a yow. kon sant yàlla baax a baax a baax xam naa du ñàkk ci jeex tamit ñëwaat ci remerciement yi cant geeg yooyu. doyen Faye nag bu ñuy door na waxtaan. yéen fi ngeen jaar. fi ngeen expliqué tey jii. mu nekk loo xam ni yombul woon. d'ailleurs may nuyu sa Julde Diallo mi ngi leen di nuyu mi ngi yëbante nuyoo mi ngi ci Facebook nii si en live. ñu koy nuyu baax di nuyu tamit suñu caméraman yi ñëw pour jàpp ci émission bi tey mu ngi rafet. ñu ngi remercié xam naa ci kanam naa ñëwaat ñoom. parcours bi ngeen jaar tey jii. noo ko jàngatee dundu jàngalekat ni mu méttee fa nga démarré Casamance yeneen noo ko résumé en 5 minutes wala 3 minutes noo jàngatee dund boobu. xam nga buñ nee jàngalekat rek. mooy ci tubaab li ñuy wax éclaireur. li ñuy wax guide. li ñuy wax modèle. kon pour nga nekk jàngalekat il faut nga am ay vertu ak ay qualités yoo xam ne. sincèrement da nga war a nekk roytaat pour la jeunesse. moo tax actuellement dérive yi ngay gis de temps en temps ci éducation. xëy na formation bi modeste. mais bu fekkoon na la formation est rigoureuse. yaakaar naa ne dérive yi ngay gis léegi doo ko gis. mais bu xale gisee enseignant. di sol yenn façon sol yi. di wax yenn wax yi. enseignant dem ba mook élève bi ñooy naanandoo ataaya. élève bi ñooy bokk di football. léeg-léeg même xale bu jigéen bu jekk bu nekk ci koñ bi. enseignant bi ak élève li jël mu nekk facilitateur entre ñoom. ma ne day démystifier enseignant bi. dootu ko may benn respect bu nekk royugaar. mais nekkul lu baax bu ñëw rek emporté ko. boo gisee résultat yu bon yi. c'est parce que les enseignants am na ci ñoo xam ne sincèrement li ñu war a def defuñu ko. fa ñu war a jaar jaaruñu ko. te xale yi itam enseignant miroir la. da koy toppandoo. c'est ça. même question bi doyen Guèye parcours bi ngeen jaar dund ko mu jafe mu metti ban jàng ma def ngeen di wax doyen Faye. wax na ko sànq. seulement damay mottali rek. ci li mu wax. yokk ci ne. bu njëkk la amoon. ak li am léegi dafa wuute. contexte yi boobu ñoo changé. ndax jamono yi nga xam ne ñun ñoo ngi dugg ci enseignement. waaw nar a génn. nekk jàngalekat. liñ ci doon xaar mooy. que ne nga xam ne yow. bi nga tàggatee ba nga génn. boo génn nga xam ne mission la la jox. en tant que éducateur. waaw parce que éducation dafa large. dafa large effectivement. ñu bëri nag dañuy jaawale. éducation ak instruction. oui oui. ñaari baat yu am solo. ñaari baat yu am solo yoo xam ne. il faut nga mën ko ràññee. xam lan mooy rôle enseignant. soo ko teg ci wàllu baat bu noo koy tegee ñaari baat ba nga romb. mooy xam nga sooy seet sax lu gën a yaatu. mission mooy. loo xam ne dañ la kaa jox muy sas boo xam ne. rawatina ci wàllu jàngale. dénk la ay tuut tànk yoo xam ne xamuñu dara. nga war des ñoom lu bari. lu demee ne. tàggat ko ci yar. tàggat ko ci jikko. tàggat ko ci xam-xam. waaw loolu lépp it am lu ko wum loo xam ne. yow dañ naan la am na ci rôle boo xam ne moom moo ko war a def. ñu tuddee ko mission rôle de l'enseignant. bu nee ba ci biir nag. kon damay tënk rek. naa ko gën a leeral. donc kon ñaari baat yi ma waxoon tey ma waxoon sànq. moom laay bëgg bu ñu demee ba ci biir. ñu jéem ko faram-fàccee. pour dëggal. lii sama collègue bi wax léegi. ci yàqute bi nga xam ne. moom lañ seetlu tey. te bu njëkk amul woon. waaw respect ba élève daan jox. jàngalekatam. ak léegi. dafa waroo. am na lu ko waral nag.
parce que loolu am na ko waral. loolu nag. xëy na ci tënk laay def rek mais ci ne ba ci biir. naa la gën a leeral lu bari. incha allah muy wax na ci li xewoon bu njëkk ak léegi. doyen Faye léegi booy comparé léegi génération bu bees bii ñu xam ne mooy suñu génération ñun. yàkkamti gi am bëgg gaaw plafonné ak yeneen. ak yéen parcours bi ngeen jaar ni mu yàgg ba teew mujj ngeen plafonné sax nooy comparé ñaari génération yi. waaw parce que yàkkamti moom lu mu dugg rek yàqu nga ca. waaw. lu jor. la ñu mën a lekk apprécier ko. dëgg la mais lu ñorul boo ko dugalee sa biir. ay méttit la lay jàpp. mën naa am sax nga jaare foofu vraiment dem gis docteur. mais lekk ki boo ko defee ba mu ñor. nga lekk ko dina ñor. enseignement ci boppam. dañ ko war a ñoral. balaa ñuy tëtal pur produit la war a doon. dëgg la mais am na ci ñoo xam ne dafa mel ni sax seen gëm yàlla dafa des. ndax li nga war a am dans 3 ans 4 ans nga bëgg koo lem ci benn at. wala benn weer sincèrement parlant doo dem fenn parce que moom mauvais produit ngay servir. te itam comme ni ñu ko waxee bu njëkk. suñu maam yi dajoon nañ lu metti soog a am dara. boo ko ramené même ci l'islam. alxuraan da ngay sonn soog a mën a xam. ëllëg si biir boo dem ñu respecté la. mais bu fekkee léegi actuellement enseignant ñemewul sax xas élève. waaw wala yëkkati loxoom jëmale ko ci élève. élève bu demee ba xam ne enseignant bi amul mainmise sur lui. que ça soit à la maison ou à l'école. du def dara. looloo war ngay gis élèves yoo xam ne ñu ngi ci école nelaw dong lañ fay nekk. parce que xam nañ ne maître bi du ko dóor. ndax bu dóoree paa bi ñëw kaas wala mère bi ñëw kaas am na ñoo xam ne sax dañ leen di fekk ci classe bi poñe leen. effectivement donc l'école a une crise extraordinaire. effectivement à laquelle il faut remédier. il faut ñu génne loolu. joxaat maîtres yi seen gëdd. élèves yoo xam seen place. seen jàng mën a parket. mën a marqué. voilà. nooy comparé ñaari génération yi comme ni wax laa ci question ba doyen Guèye. waaw comparaison bi. ni ma ko gisee mooy que ne. wax naa sànq ci sama njëbelu kàddu. ne li amoon bu njëkk. ak li am léegi. dafa waroo. ci kaw. bu njëkk. ba daan tàggat xale. waaw kenn daawul wax sama doom. waaw mais sa doom. muy doomu. directeur Faye. ak doomu keneen. ñëpp doomu askan wi la. doomu askan wi la effectivement. moo tax daaw gis xale bu taxawal ci mbedd. nga gisee koo xam ne dëgg yàlla day taxawal ci mbedd. mu leeral la kii nii am na lu mu war def bu jógee école. mais def ko. kon loolu mag bu ko gisee. bu ñëwee. gis ko mu def na ko tudd noonu. daf koy bàccal ba nga xam ne. dëgg yàlla saf. te bu demee këram du ko wax parce que bu ko waxee ay waajuram. da nga ci dolli boo xam ne. fa lay jóge doodu ko de. kon lépp lañ daan def pratiquement. ci kaw loolu ëpp dafa tënkuwoon ci kaw yar. waaw moo tax may la. doomu askan wi. doomu askan wi képp koo xam ne yow kilifa nga mag nga éducateur nga. soo gisee xale bu. n'importe quel xale bu def loo xam ne naka sunu noonu la. am nga droit. corriger ko ba pare moom ci boppam. am na conscience boo xam ne bien vrai que xale mi am na conscience boo xam ne. ñemewu ko wax ay waajuram. mais léegi nag c'est le contraire. c'est le contraire. parce que sama collègue bi wax na ko léegi. par anticipation. bu ñu demee ba jàngalekat ñemeetul dóor. waaw dama bëgg nga wax baax tey de place spéciale la. kii mooy monsieur Faye kii mooy monsieur Guèye. d'accord maa ngi leen di nuyu di leen dalal. fii ci rajo Waarwi FM. yaa def ko ci baram wala déet. man maa def nasaraan Bintu xamal maa ngi lay nuyu baax a baax di ziara. di la fay bu baax tonton Adjuma. waaw tey moom yaa def ko ci baram bi. waaw kon naa la noppal tuuti ak mu ñëwaat ci yow ah. ok inchallah. ayca kon ñu dem na. Que des violences commises lors de rassemblements ne peuvent être qualifiées de terrorisme. Autrement dit, le fait de tuer quelqu'un peut être un simple meurtre, mais si on tue quelqu'un dans l'intention d'intimider ou de troubler le fonctionnement moral des institutions, on est en présence d'un acte terroriste. Et puis 3584 est le nombre de candidats qui démarrent demain jeudi 1er juillet les épreuves du baccalauréat technique sur toute l'étendue du territoire. D'après Le Soleil, ils sont répartis dans 17 jurys. 10 des 14 régions seront dotés de centres d'examen sauf Dakar qui polarise 8 centres. Maître Abdou Diali Khan, l'avocat des danseurs Amady Badiane et Ahmed Diouf, déclare que ses clients n'avaient pas conscience de heurter le moral public et juge le réquisitoire d'une procédure extrêmement sévère. Toutefois, la robe noire reste convaincue que le tribunal
va prendre une décision qui sera comprise et acceptée de tous. Et puis le journaliste Madiambal Diagne marque un point contre Souleymane Teliko. En effet, le garde des Sceaux a autorisé de poursuites contre le magistrat après la plainte et la demande d'administrateur du groupe Avenir Communication SA qui dénonce que des infractions aurait commise Souleymane Teliko. Et puis Espoir pour finir, respectivement 2e et 3e, Las Pikine et Diambar se livrent ce mercredi et jeudi une bataille à distance lors des matchs en retard pour la fauteuil de dauphin de la Ligue 1. Diambar fera face à Jaraaf le mercredi et jeudi. Las Pikine va en découdre avec Cneps Excellence. Merci fidèles auditeurs, c'était tout pour vos brèves. La présentation Saliba Faye, la partie technique vous a été assurée par Zal Sow. La version Wolof, c'est tout de suite avec les scènes à vous faire. jërë ngeen jëf ci ànd jërë ngeen jëf ci ànd bi dal leen ak jàmm ci tënku xibaar yi ci kàllaamay kocc ñetteelu vague Covid-19 boo moyul dinañ ko am ci réew mi kuréel gi yor wàllum wér-gi-yaram gi ñu koy wax COSAS mi ngi xamle ne réew mi muccagul ci jéye yi am ca Brésil mbaa ca Inde gën a tinaa yéeme ndax kii di njiital COSAS professeur Abdoulaye Kane xamal nañu ni campagne ku vaccination ngi xeex mbasum Covid-19 gi daa am ñaari gàllankoor bi ci njëkk mooy ñàkk yu motul ak coow yi jur ak ragal ci askan wi ba ñu ragal a ñàkku loolee mën a sooxelu mbëbëtuk kuréel gi yor wàllum wér gi yaram gi ci àdduna wërngal këpp gi mu am maanaam ngir am lii di fukk ci téeméer boo jël ci weeru ko septembre. kii di jëwriñ gi yor wàllum biir réew meek kaaraange gi Antoine Félix Diome daal dinay àddu gannaaw coow yu juddoo ci wotek projet de loi bi coppi code pénal ak code bu procédure pénale gi moom Antoine Diome xamle na ne ñaawteef yu ñu amal ci ak ndaje mënuñu ko méngaleeg terrorisme ci misaal jëf ji di faat bakkan mën nañu ko méngale ak raykat waaye faat nit ngir xoqatal ko mbaa lëbëje doxalinu ko réew mi moom mën nañu ko méngaleeg mbirum terroriste. ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent mooy limuk ñi war a tàmbali suba benn fan ci weeru sulet épreuve yu baccalauréat technique ci réew mi yëpp bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil yéenekaay dañu leen a xaaj ci fukki jury ak juróom ñaar gënati na ndax fukk ci téeméer fukk ak ñeenti diwaan yi nekk ci réew mi yëpp benn centre d'examen la ñu am bu weesoo Ndakaaru mi ëmb juróom-ñetti centre. Maître Abdou Dialy Kane layookatu feccikat yi di Amady Badiane ak Ameth Thiou daal dinay xamle ne clientam yooyee li ñu def jubluwuñu ci woon lu ñaaw ba noppi daal di jàpp ne daan gi procureur sàkku ñu teg ko seen kaw dafa diis lool borom robb gu ñuul gi nag daal di ne am na yaakaar ni tribunal dina ci jël dogal goo xam ne dina yenu maanaa ci ñëpp. taskatu xibaar bi di Madiambal Diagne am na benn poñ ci kaw Souleymane Teliko garde des Sceaux daal dinay joxe ndigal ñu topp Souleymane Teliko gannaaw plainte ba ko Madiambal Diagne def moom njiital Avenir Communication SA di ca naqarlu jalgati gi nga xam ne moom la Souleymane Teliko amal ci fàttali nag kii di Madiambal Diagne am na daan bu toll ci juróom benn weeru kaso war caa tëdd ñett yu ne ràpp ak daanaka juróomi téeméeri million ci sunu koppar ngir wàllum ndàmpaay ci procès gi dox digganteem ak Teliko ndax wax lu amul. tàggat yaram la ñuy jeexale tënku xibaar yi ñu nekk ci ñaareel ak ñetteelu ko toogu bi AS Pikine ak Jàmbaar di xëccoo ku ci nekk àllarba gi ak alxames ñaareelu toogu bu ligue bi Jàmbaar di dajeek Jaraaf niki juróomi waxtu bu jotee niki tey AS Pikine fas yéene laaleek Cneps Excellence niki suba bu juróomi waxtu jotee itam. mbokk yi lii lañ leen indiloon tënk ci ay xibaar fii ci Waarwi FM téeméer ak ñeenti toftal juróom-ñeent ci àddu gi Ndeye Seynabou Faye ci xarala gi ñu féggoo woon ci Zal Sow di leen jaajëfal bu baax ci déglu gi ñu bàyyi leen ak tonton Adjuma Ndiaye mu wéy ak yéen ci xalima ak i ganam. ma ne journal bi nga xam pression lu tax loolu tey. bàyyi tooñ. lu nar a loolu paa bi la tey wala mu nee noonu. bon peut-être c'est avec sa présence peut-être xam nga lu tàmm la gis la rek. noo ko dundee tey neex na.
bien sûr parce que pour man sag la daal. ndeysaan. sag la nga dem ba ñu invité sa papa fi nga xam ne foofu ngay liggéeyee. nga toog mu toog di la gis ngay def journal loolu sag gënu koo rëy. ndeysaan Sali noo ko dundee doon sa papa la aussi sa collègue papam tey toog muy def journal ci kanamam. waaw pareillement comme sama naataango lu mu ko waxee rek. sag la donc dañuy kontaan fekkoog moom ci plateau bi. d'autant plus que mu doon papay suñu xarit ñu bokk liggéey bi et tout. donc voilà kontaan nañ daal tey ci jàkkaarloo. paa bi toog ni gay la sant mais da nga nuróog doomam. waaw kon moom mi dama koy jàpp. ndeysaan incha allah. bala ngeen dem ma bàyyi doyen. xale yi noo dundee seen gis journal seen kanam tey. waaw comme ni mu ko waxee rek. jigéen bi ko tuuti. bu am sa doom da ngay ñaan yàlla mu réussir. waaw. te képp kuy sama doom xaritam. sama doom la. dëgg la. kon ñu ngi ñaan yàlla mu ubbi leen buntu wërsëg. amiin incha allah. jigéen gën na góor. dëgg la parce que muy dépendre ci jom ji. ak fula bi ak fayda bi. te sincèrement muy moom ak sa petite sœur la Soda. oui. xam naa ne jooyuma góor. ndeysaan. ndax xam naa ne yërëm nañ ma. fonk nañ ma am fu ñu def te xam naa ne bés bu ñu amoon tey dinaa xam ne am nañ. ñu ngi ci yoon wi nag. di ñaan yàlla mu ubbi leen buntu wërsëg. incha allah kii di seen xarit ñu bokk métier bi. mooy Saliba. bu ñuy demee Saliba yàgg na ma dégg turam. bu ñu dem moom itam yàlla na fa dem. amiin incha allah. kon xam ne pratiquement. bi muy ñëwee ci néeg maamam gis tapis bi. fu nekk xotteeku yi nii. waa mu ne ko maam. sa tapis bi kii na la doo ko changé. mu ne aw ma xaalis de. aw ma xaalis de sax man ñaan na ma rek. bu ma màggee. bu ma màggee moo may xaalis. naa la defaral mu léegi naa la jëndal. lay ndeysaan lay ndeysaan. yàlla gis nga moom ko ci kii. bi mu koy am fekk nekk fekk fi am waaw fekk moo tax bi mu njëkkee. mu continué parce que loolu aussi wax moo ko loolu. loolu moo ko bi nga nee foofu. bi mu salaire bi mu njëkk a fayeku. tapis la si njëkk a jël. wax nga ko. wax nga ma ko. wax nga ma ko. kon moom aussi. lu ñu yokk mooy. moom Bintu la tudd aussi. Bintu la tudd ndeysaan. ndeysaan Bintu Gueye la. man dinaa fexe ñu xamante. dinaa fexe incha allah. kon jërëjëf ba Dieng aussi. kon ma sant leen gërëm leen. sant naa leen gërëm leen. loolu ay constat am solo. mais dafa man yéen ñaar am na leen boole ah. ndax gis naa di ngeen di daje ci studio bi rek am na lu ngeen nu mu demee noonu dafa mel da ngeen xamante woon lu yàgg tey ngeen gisewaat de ah. parce que si kaw présentation bi. oui. avant émission yi commencé. bi ma présenté rek. pratiquement. ndeysaan dafa am lu bari li feeñ. ndeysaan ci suñu diggante man ak moom. ndeysaan waaw. rappelé. ay situations yu bari yoo xam ne dund nañ ko man ak moom. ci école normale bu Bambey. ndeysaan voilà parce que bi mu waxee. collègue boo xam ne pratiquement dafay waajal retraite am temps yi. waaw moom it. te mu nekk aussi ci. monsieur Camara bu baax. monsieur Camara. mais aussi monsieur Traoré aussi. monsieur Traoré waaw Traoré mi nga xam ne pratiquement mooy ci lycée bu Bayax. di préparer retraite moom it. te moom ak Traoré Faye mi. Faye waaw génnandoo école normale. donc déjà rek. war ne ñoom seen promotion. ñoo topp ci ñun. macha allah waaw donc am na lu bëri lu daan dund Bambey. ci école ba. loolu la doon fàttaliku rek. ndeysaan waaw te aussi ci portrait aussi. lu bëri pratiquement. am ay constances yoo xam ne. yàlla xam ne yaakaar mu ne bu ñëwee. moom mii laa fi fekk. ndeysaan kon fàttaliku lu bëri bëri. doyen Faye noo dundee loolu tamit. gis naa moment boobu noonu tabaarakallaahu. jigéen mi ko tuuti. kontaan ba pare bég ci li nga xam ne moom la ma yàlla dajaleeg sama collègue directeur bi. ndeysaan mu xaalal ma yoon parce que école normale moo ngi fa jiitoo d'une année. ñu ñëw climat bi nekkoon climat bu normal. ñoom it ñu won ñu yoon. parce que bi ñu defee seen examen de sortie ñoom ñëpp a jàlloon. ndeysaan ñu nit bi ñuy def examen de sortie 100% lañ génn. parce que ñoom ñoo ñu xaalal yoon bi. climat bi amoon école normale it jàng normal. def li la war. respecter say professeur ak sa directeur d'études. bu jàng jotee nga jàng. bu tëdd jotee nga tëdd parce que régime internat la woon. kon daawu ñu bàyyi élèves ñuy génn di doxi di dem déedéet. déjà formation bu baax bi foofu lay tàmbalee. macha allah internat 9h waru la fekk ci biti. te bu 10h jotee war ngaa dugg tëdd. bu bët setee nga dem sa jàng. dortoir bu ne. am na surveillant bu fa nekk boo génnee dina xam kañ nga génn ak kañ nga dugg. mais dafa mel ni comme genre formation armée ngeen amoon. exactement moom laa la ko mën a rigueur armée la quoi. récemment même restaurant bi. dañ ko réglementé woon. lundi ba dimanche. li ngay lekk du bokk ak moromam. jox nañ la li war yëpp. jàng nga war a dem. kon nag boo jàngul yaa ko def sa bopp. gouvernement bi itam d'après les renseignements yi ñu waxoon. chaque année dinañ ñàpp 9 millions ci benn élève bu nekk.
xam naa looloo tax bi Abdou Diouf ñëwee. avec la lourdeur financière. mu dindi ko mais école normale ça formait les meilleurs produits. koo ci gis ci gouvernement bi tey muy briller. de 1000 feux. la jaar na école normale wala jege na ko. donc vraiment c'est une formation. bon solo ala gàcce ngalaama. gàcce ngalaama voilà merci. doyen Mor Gueye. waaw am naa ko ma seeti ci wàccaay émission. kii nga xam ne si mooy seede ci yow nekk sab xarit nekk koo xam ne yàgg ngeen defandoo lu bëree bëri nga déglu wax ay kàddu daal li mu wax ci yow. sama yëgle. man de quelques années. mais bëriwul. mais Mor la ma xam ci moom. mooy ensemble parce que man bi nga affecté ma nekk directeur Beyti Dakar. Beyti Dakar def naa fa 7 ans. après ma jël ko yóbbu ma Notto Gouye Diama. monsieur Ly Notto Gouye Diama encore def naa fa 10 ans à la direction. temps yëpp maa ngi ànd ak Mor. waaw mu nekk koo xam ne enseignant bu xam lu muy def la. enseignant bu assidu la bu travailleur la bu correct la. te bu ku bëgg a métier la. à part c'est pas dans les Niayes. dans les années 90 91 92. waaw ñun ñëpp on était ensemble avec le feu Ngirane Ndiaye de Ngirane Ndiaye. autant Ngirane Ndiaye mi ngi woon direction Kër Mbir Ndaw. waaw man ma nekk direction Notto Gouye Diama. effectivement. ñun ñëpp ñoo bokk benn télé avec Mor Gueye. lan nga retenir ci Mor Gueye loo xam lu la marqué la loo xam ne lu triste la. lu triste mooy Mor ñëwoon na ba def un séjour à Thiès ci école bu tudd école Aliba. waaw Aliba jaar na foofu. waaw bu mu ñëwee Aliba. boobu temps maa ngi Beyti Dakar. waaw bu mu ñëwee Aliba mu nekk fii 2 ans. waaw mu xool ne fii man mënul évoluer fii ci ville bi. ndeysaan parce que il fallait que mu dem mu génn de la brousse. ndeysaan mu gën a mën encadrer sa famille. mu gën a encore mën am ay relations ci àll ba foofu. foofu ma ànd ak ñoom. macha allah. waaw pour wane ne rek moom dafa gëm njàngale bi. lan moo gën a gaaw jooyloo Mor Gueye. li gën a gaaw jooyloo bi mu jëkkee ñàkk ay waajuram. ndeysaan laa gis mu jooy parce que xam naa ne en face de situation dafa ne oh. parce que moom bi mu amoon ci waajuram. ci yoon bi la nekkoon. ndeysaan bi ma bëggoon à 100%. loolu xam naa ne jooy boobu gënoon ci jooy dans sa carrière pour la première fois moo lay jooy. kooku kenn la ci say xarit. mais incha allah tamit nu ñu ko defee ci sa wàll tamit noonu lañu ko defee ci doyen Elimane moom tamit am na ku ñu seeti moom tamit mu def témoignage ci moom tamit daf ñuy déglu bu ñu paree mu wax ñu kan la Salif jox ñu ko kan la. waaw Elimane Faye de directeur bu baax la vraiment. lenn nag moom ci naqari tey ren lay dem retraite. ndeysaan amul lenn loo nga xam ne dina ko def ci enseignant loo xam ne luy naqari enseignant. wax dëgg yàlla bëgguñu lenn luy naqari enseignant moom. tey te ñëpp enseignant yëpp la koy noté. amul kii amul kaa. boo dikkee dina coow mais di jàpp rek vraiment nit ku baax la. ndeysaan Elimane Faye nit ku baax la wala. li ma gën a marqué ci moom ku bëgg école la. waaw loolu ñëpp waxal nañ ku bëgg école ndeysaan. ku bëgg école la moom wax dëgg yàlla. ñaare dem si kooku école moom yombul. te dem bàyyi ko fa tam yombul. bëgg école la wax dëgg yàlla. dëgg la bëgg école la waaye. dégg naa ku gaaw a jooyee la loo xam ci loolu ci moom. waaw ku gaaw a jooyee la waaye nag. waaw dégg naa aussi ku mën a partage ndaxte liggéey bi daanaka yéen a koy bàyyi ñëpp lay kenn ku ne da ngay jël sa responsabilité da lay bàyyi sa responsabilité. ok loolu moom dëgg la. waaw boo ñëwee kooku boo ko fekkul muy wax wala nga xam ko bu njëkk. bu dee ci liggéeyu école bi rek mën ngaa bañ a xam directeur la wala lu mu doon wax dëgg. te liggéey yëpp enseignant yi ñoo koy liggéey. yëpp parce que juróom daanaka dafa toog foo demee enseignant nga fay fekk heure moom nga xam heure liggéey la muy liggéey loolu moom dëgg la moom. la nga jàpp loo xam lu reetaan lu la. ah ku bëri ay forcé la. ku bëri ay forcé la moom. dama ci benn anecdote rek benn anecdote jox ma ko. surtout nag buñ feebaree ba wér nii. waaw ndekki yi day ndekki 3 fois 4 fois. waaw mu xaaxataay nii damaa wérul. damaa kii woon ndeysaan. damaa feebar waaw. waaw tabarakallah mu ne bi mu feebaree ba wér ndekki da doon bëri lool. doyen Mor Gueye ki témoin yow kan la. moo doon Notto Gouye moo doon suñu kii cellule d'accueil. ñu ne pratiquement ñi jógee Ndiaye boobu
fële Kër Samba Yacine. ndeysaan Moralan. ak Noto. pratiquement foofu la ñu doon daje di fa def kii. cellule voilà cellule maire loon pratiquement. ndeysaan waaw boo xam ne xam nga wax na ne ci kaw loolu. fàttali na ne dem si yàlla kii. Ngiraan waaw Ngiraan. voilà waaw aussi moom côté boobu la nekkoon moom. ndeysaan ñu doon échanger lu bëree bëri. ndeysaan bu baax moom it. ndeysaan d'ailleurs sax li ma cëkkit mooy. depuis 3 ans ngi nii. mu may topp ne ma. waaw gis nga xool. école baa ngi nii commencé naa ko. commencé naa ko parce que bu ubbi école privée fële Thiès. effectivement wax na ko. voilà li mu wax bëri na lool maa ngi dagg lii rek. voilà moo demee gis nga xool. kaay mu ngi nii. ndeysaan sa xool sa place ngi nii. bis boo retraité rek. ñëwal kaay ñu jàpp ci kii. ndeysaan ma ne ko rek waaw incha allah. mais ki ñu tànn war nañu ko tànn. ma ne ki ma woo. moom macha allah. moom wax dëgg yàlla xam nañu baax a baax partagé lu ñu bëri. ndeysaan macha allah ndeysaan. doyen Faye ki témoin yow kan la. ma kontaan ci témoignage am. ndeysaan te xam ne nitu dëgg la. ndeysaan te it matière bi muy jàngale. boo wanewul dëgg rek wàcc nga yoon. dëgg la. man nag li ma may chance. man francisant ak arabisant yëpp laa yemale effectivement. sama école. man waa xam ne kii francisant kii arabisant parce que ñoom ñëpp. ñu ngi liggéey pour intérêt Sénégal. di liggéey pour l' intérêt des enfants. dëgg la man mosuma am xàjjale entre arabisant ak francisant. parce que li francisant yi def. arabisant yi loolu la ñuy def. dëgg la. kon ils ont le même mérite. donc je dois leur accorder la même importance et la même valeur. macha allah ñu wax ne aussi mën nañu woote tamit ci 78 426 86 30 78 426 86 30 ñu mën a bokk ci waxtaan bi. maanaam sargal tamit seen ñaari doyen yi nga xam ne tabaarkalla def nañ lu nekk. ci beneen laaj bi nga jël nag mooy wala am na ku ñëw tey de moom ngeen baal ma rek ñu mooy jël téléphone yi kon ñu commencé ak ñoom ah. salaamaaleykum. 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 maaleykum salaam. waaw kooku. man la Maam Jaara Lo. Maam Jaara Lo fooy wootee. Jam ñaajo 2. Jam ñaajo 2 Maam Jaara bisimilah da nga bëgg a wax ak doyen Faye ah. waaw. bisimilah li nga lay dégg. allo Maam Jaara nga def. allo Maam Jaara yaa ngi ci kaw bisimilah. waaw. waaw yow la ñuy déglu. Maam Jaara Lo na nga yaa ngi wax ak Oustaz Faye de. waaw. waaw bisimilah. Maam Jaara dafa mel ni yàlla. waaye Faye directeur bu baax la. ndeysaan. lu tax nga wax ko. bu baax. ku laa biir. ndeysaan. waaw dafa mel ni. waaw Maam Jaara dafa mel ni dafa dese am problème dégg-dégg yooyu xam naa du ñàkk dina ñëwaat. ñu koy nuyu baax nuyu waa Jam ñaajo 2 yëpp. vraiment kontaan nañ ci moom ñu koy remercier bu baax a baax a baax a baax. maa ngi doon wax ne aussi nag ci une question bu bëggoon indi mooy gis nañu ni école bu Sénégal dafa bari ay jafe-jafe. bari na ay problème trop. problème syndicaliste yi problème formation problème niveau élèves yi problème jàngkat yi ak yeneen yéen nga xam ni da ngeen plus de 30 nangam année yow nee nga daa nga def 38 ans kii def na 30 nangam presque 40 ans lan ngeen gis ni moo war nekk solution ak jafe-jafe yi bi nekk tey jii le doyen Mor. waaw kon jërëjëf ci. waaw question bi. ma dem wala. waaw bàyyi ma jël ko ni ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ku ko wax. waaw kooku monsieur Ka la. waaw monsieur Ka bu Jam ñaajo 2. oui Jam ñaajo 2. d' accord Ka na nga def. waaw maa ngi ciy sant bu baax a baax naka waa CM2 ñu ngi préparé normal. waaw ñu ngi préparé. aywa bisimilah nga bëgg a wax ak doyen. effectivement sax même ce sont les élèves de CM2 là qui se sont regroupés ici. ah d' accord ndeysaan. voilà depuis bu ñu déggee émission bi jusqu'à présent. ndeysaan. tey moom war nga defoon cours grâce à ça. ah loolu kontaan nañ trop. ñu delloo njukkal seen i doyen kan. ndeysaan loolu rafet na. parce que directeur bi mu nekk un directeur bu exemplaire. mi ngi wax ak ma nga wax ak moom directement. voilà. allo doyen Faye. waaw kontaan naa bëgg naa. allo bonsoir doyen. voilà bii li bett ma woon ci yéen ak ci yow. voilà. non moom vraiment. amul li ñu la wax quoi. ndeysaan. parce que nekk nga directeur. nekk nga suñu papa nekk nga lépp si ñun quand même. voilà ñun nekk nañu sax say adjoint quand même. voilà. nekk nañu si jàpp pour que affaire adjoint non non affaire romb na foofu quand même. papa nga quand même. voilà donc nag vraiment ñun amul leneen lu ñu def lu sant la di la gërëm. voilà les élèves aussi dëkk bu ñu déggee émission bi jusqu'à présent tey si ngoon dafa pour grâce à cela aussi. ñoom ñëpp ñu ngi taxawu. uniquement pour témoigner. sa mbaaxaay ak sa yaatuwaay ci élèves quand même.
voilà ñoom ñëpp seen ay membres ñi aide tout ça. ndeysaan. vraiment toute l'équipe pédagogique moom vraiment. ñëpp ñu ngi taxaw. uniquement pour te remercier. merci xam naa ne population Diamniadio yëpp loolu la quoi. walaay ndeysaan loolu rafet na. lu ñu regretté rek mooy sondé souvent ñu manqué quand même. walaay ndeysaan. voilà souvent ñu manqué quoi. am benn problème na àddina noonu la. voilà ok noonu. merci beaucoup Ka jërëjëf xam naa di ngeen dégg tontam incha allah ci kanam merci beaucoup. c'est ça merci beaucoup. ñu leen sant baax a baax ñoom waa Diamniadio 2 yëpp. ñeneen ñi si mën nañ def comme waa Diamniadio 2 moo xam waa Kayar 4 la rawat na ñoom sugu maa ngi leen xaar ngeen woote tey rek maa ngi yéen ak ñoom Sané. ñu leen di nuyu baax a baax ak ñoom madame Seck ñoom madame ñoom laa gën a ñoom fee nag ñoom Aïssa Sarr laa fa xam ñoom Mariam Ndoye ñëpp samay école lañu moo tax ñoom ñëpp samay xarit lañu. jafe-jafe yi ma doon wax doyen mën nga ci continuer jafe-jafe yi école bi am tey jii lan ngay gis ni mooy solution yi nga xam ngeen def ngeen nangam at ci école ci sa bi yéen. waaw xam nga jafe-jafe yi. pratiquement jotoon na la cee junju. jotoon nga cee junju tuuti. xamal na la. ki ci kaw nee na salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum. waaw kooku kan la. waaw nee na man la Bintu Kër doomu monsieur Kër. Bintu na nga def. ça maa ngi fi. Bintu yow foo toll. yow gis nga maa ngi nii de yow. bëgg a ñëw mais dama amoon examen moo tax. d'accord. dama amoon examen moo tax maa ngi si sotti fa dama xam ne moom xaatee ñëw ko day fekk émission bi. ndeysaan. daf ma digoon Bintu pardon tuuti sa doom bi daf ma digoon ni dafay ñëw fii dafa la surprise devant tout le monde loolu mu nekkoon yéene mais examen bi mu amoon moo ko xaw a tardel mais yéene boobu incha allah dañ ko dabaatal mais wax dëgg yàlla témoigné ci yow wax bu rafet boo xam ne si ba mu ko kër Joyce def naa ko man Bintu ma bàyyi la nga waxtaan nga remercier sa papa ci kanam moo àdduna ñëpp dina déglu. Papa Gueye. waaw Bintu. waaw yaa ngi ci jàmm baax. ça va alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw ñoo ngi koy sa sant di ko gërëm si wax dëgg yàlla. jërëjëf. dafa ko nii rek nekk na papa ju baax. papa ji uub ay doomam. waaw. dëgg yàlla dafa baax même bu demul ba millionnaire wala dafa soxla ay immeuble. ay xam nga. ndeysaan. moom li nekk ka aw bu jigéen def. wax dëgg yàlla ba may def ba. hectare la def ci seen ndeysaan. mais chaque mois. daan jël junne ñaar dama ko fay ku am. ndeysaan. mais imagine nga nekk fa fonctionnaire enseignant. wallaay enseignant boo xam ne ñu yëkkati xaalis ba fayal doomam. ban enseignant moo koy def bu fekkee ba bañu ñu ko. dëgg la mais seen salaire moo ko matul. dalaay dëgg la mais moom dafa sacrifié lépp pour ay doomam. mais nag ñuy ñaan yàlla na ko ci yàlla bàyyi. mais Bintu surtout yow nag ah. waaw surtout man kay. waaw surtout man déggoo la man surtout man daf ma def lépp bu ma nee ba nekk enseignante. ndeysaan Ali. ndeysaan ndeysaan dëgg la. bu ma demee ba nekk enseignante ren bii. nekk enseignante léegi nii. bientôt sama doom bi 9e année. waaw maa ngi. dëgg la c'est grâce à Ali wi. parce que dañoo yar dañoo war a yare jox exemple boo xam ne nekk na wax naa enseignant. exemplaire boo xam ne. bu ko enseignant léegi. boo xam ne wala fajar lay xëy. fajar lay xëy. mu njëkk a ko. dëgg la loolu mën naa ko seede man loolu seede naa ko ndax fekk naa ko ba tàyyi. Bintu ma bàyyi sa papa mu tontu la. waaw jërëjëf Bintu. waaw di ko gërëm rek waaw. waaw jërëjëf ci témoignage bi. waa di leen ñaanal bu baax a baax a baax. comme ni nga ko waxee sànq rek. dëgg yàlla yéen wax dëgg yàlla. lii daal laa doon xaar si yéen. ndeysaan. d'habitude damay faral di wax naan à chaque fois que. naan le meilleur investissement qu'on peut faire. c'est investir sur l'éducation de ses enfants. moo doon sama option man. dëgg yàlla te loolu it wax dëgg yàlla. ba dëgg yàlla aussi rëccu ma ko parce que tey. alhamdulilah ci mbaaxu yàlla. ak ñaani waajur. tey ñoom ci boppam wax dëgg yàlla. fi mu nekk nii ñoom ñoo may awu fi mu nekk nii. dëgg la ndeysaan daanaka lu bëri ñoo ma koy def fi mu nekk nii. dëgg la ndeysaan muy moom Bintu. muy keneen ki Mame Oulimata. kay moom it aussi enseignante la moom. voilà elle a terminé sa 2e année cette année. macha allah mooy keneen ki aussi moom it. boobu moom pratiquement. am na licence 3 licence oui. comptabilité finance. macha allah. waaw macha allah bon. sant yàlla actuellement mooy ñëw réer. léegi nag pour wan na rek pratiquement la ma doon séntu ñoom. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax gën a dolli gën sant rek gën a ñaanal rek. fañ tegoon seen tànk rek. dëgg yàlla ñu gën. bi ana li ñu waxante woon maa ak yow.
waaw non loolu day ñëw. waaw loo xaaral wuy ma loolu kon dañ koy defaatal kër ga ah waaw Serigne mooy waxee yow nee na de am na ko xalu ci suuf de allo waaw allo sët bi la moo nekk nga allo petit allo petit Fada allo waaw allo maa lay dégg salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ko kan la je suis. kan la ah dafa am problème de tour waaw man maa Fatou Mbengue. Fatou Mbengue waaw élève jëm ñaaju 2. jëm ñaaju 2 d'accord dafa enchaîné dafa beneen kii bu dugg waa jëm ñaaju 2 ñoo ñëw doyen Faye sa waa école la maa ngi fi. ça va Fatou. Fatou Mbengue. waaw kontaan naa ci appel bi lool. waaw. ñoo ngi lay déglu bu baax. waaw directeur. nit ku baax la. ndeysaan wax dëgg yàlla. nit ku gore bëgg élève. waaw nit ku gore sax. bëgg élève yi. bi ñu manqué nag. trop ndeysaan trop. ndeysaan jërëjëf maam Fatou Mbengue ñu manqué trop. ndeysaan waaw. jërëjëf yàlla jeexul. incha allah mën ngeen am keneen koo xam ne moo may raw sax. yeneen monsieur Faye mi ngi ñëw incha allah yàlla may na leen chance di leen yàlla jàppale ci seen njàng yéen itam. incha allah kontaan nañ trop. ndeysaan dégg nga xale yi ñoom ñoo groupé wu foofu ndeysaan c'est important lu rafet la Sénégal dañu mën a feeñal lu bon mais lu baax bu ko nit ñi defee dañ ko war di feeñal moo tax monsieur Ka li ngeen def noonu ci Diamniadio 2 maa nañ ci kontaan trop wax dëgg yàlla dajale xale yëpp ñu toog def seen baaful noonu di déglu di woote ci rajo di kii noonu loolu am solo la ñu leen ci remercier bu baax a baax noonu tamit la waa Kayar kat def tamit seen benn feet bu am solo wax defal nañ ko monsieur Gaye tamit loolu am solo la peut-être ñoom ci kanam ne wax nañ dañ dugg ci émission bi ñu leen remercier bu baax a baax ci ñoom ñëpp kenn ku ci ne wàlla boo jàppee ba émission mën a jàll ni may remercier encore baax a baax nag Bintu Gaye sa doom wax dëgg yàlla yu bare bari bi ñu ko wàcc émission bi maa ngi moom ñoo ci nekkoon ci suuf di ci liggéey lu am solo la xam naa am na yéen yu war a ñëw si incha allah ci jafe-jafe yi moom la wax nag téléphone mënu ci bàyyi mais un problème bu ñëwee ñu ànd ak moom rek jafe-jafe yi tudd nañ ko pare mais yéen solution ngeen gis nii tey moo war a nekk solution yi nga xam ne mën nga ko joxe yéen tey nga dañ doon lim ci jafe-jafe yi peut-être xëy na mën nañ rappel tuuti rek après bala ñuy kii d'accord bi ni que ne dañ ne non seulement formation yi bokkuñu waxoon nañ bu njëkk dañ daan formé léegi gis nga déjà formation yi léegi day na waar formation tronquée la ensuite durée de formation gis nga ni mu demee boo léegi aussi boo demee bay organiser concours am ñu bindu ne dañoo bëgg nekk jàngalekat nga dem ba génnee résultat wëlbatiku dem di def li ñuy wax di génne li ñuy wax quota sécuritaire oui non quota loolu dañ na sa léegi très bien dañ na justement mais ça dama xam nga li da nga laaj li nga xam ne moo tax kii bi yàqu waaw les problèmes donc foofu lay jógee te yow bu mataloo ba pare nga da nga def quota sécuritaire xam nga contradiction la ça veut dire que aussi am na leen lu ci lalu la ci lalu nag ñu wax ko muy lan question politique. oui question politique loolu moo yàq njàngale bi. moo ko yàq effectivement. te bu njëkk. xam nga si sa interview bi nga ñëwoon def ci kër ga. waaw am na ma la waxoon. mu leen wax ne bi nga laajee ndax damay def politique may la non man defuma politique. parce que depuis mu nekk formation pratiquement daaw ma def politique mais syndicalisme laa doon def. waaw xam nga boobu temps. waaw seen xam nañu nga daan defee. dañ daan def des réunions USB. waaw USB mooy union syndicale de base. voilà foofu la ci école lañ ko daan defee. waaw bon bu paree nag pour traiter tous les problèmes des enseignants. oui xam nga bu ñu paree ñu remonté ko. mu jëm ci kaw. duñ fàtte kenn. donc yow amoo jot. doo am sax yow préoccupation naan da ngay jëw nii parce que sa acte tardé na. wala sa avancement génnul fii wala kii dañ ko daan daje lépp yóbbu ko. ñu réglé ko ci kaw effectivement xam nga da ngay dégg bisaag rek gis sa avancement wala kii nii mais léegi loolu lépp amatul pratiquement da ngay gis ku toog lu mat presque 10 ans avancé wul oui jafe-jafe loolu lenteur yi la loolu moo xam naa dara man gis nga yow lu bëri dégg nga ñu naan syndicat yi dañuy kaas ba nit ñi naan seen enseignant dañuy bëgg xaalis mais nag ne ba si biir comprendre na ne enseignant yi li ñuy laaj pour dëgg yàlla
état bi leen ko doon jox yàgg fekk état bi liggéey na ñi waroon liggéey. kon loolu tey du am. parce que ku toog war a avancé wu. ñu toog. toog diir génne la as tuut. ba pare léegi ne la fay sa rappel. fay sa rappel te rappel dañ la ko joxe loxo bi. nangu jox waaw boo léegi nag aussi pratiquement ñi nga xam ne dañoo dugg ci njàngale mi aussi bokkuñu ci. bokkuñ ci effectivement. dañu am volonté moo tax directeur yi des fois dañu am problème quelque fois. waay jafe na de. dañu am problème quelque fois. ñooñu ci jafe-jafe directeur may ma ak monsieur Faye. jafe-jafe directeur lan ngeen ay directeur li gën a jànkuwanteel ba maa ñëw ci yow ci solution yi ma ñëwaat ci yow doyen Faye. école bi bari na ay mots yu bare. waaw bari na de. formation bi des na. bëgg école bi aussi des na. beaucoup d'enseignants. tremplin lañ def jàngale. pour mën a dem bitim réew. wala ñu def leneen mais pour am liñ ci am akas néew. ñu mën ko dajale ba dem bitim réew. kooku bu ne dama bëgg jàngale nekkul dëgg. deuxièmement moral. dañ ko war a delloo si à l'école. mais moral amatul léegi. allez-y. salaamaaleykum. waaw. allo. waaw kooku kan la. man la Mariama Julde Diallo. Mariama Julde Diallo. waaw. école CM2. école Diamniadio 2. Diamniadio 2 Julde Diallo xanaa pour Fouta nga yow waay. pour Fouta laa. aywa bismillah da nga bëggoon waxtaan ak sa directeur. waaw. waaw loo koy ñaanal la yow. dama koy ñaanal une longue vie. ndeysaan amin waay. amin. directeur ñun suñu directeur Elimane Faye. waaw dafa sincère. ndeysaan nit ku baax la. ndeysaan. nit ku exemplaire la. walaay ndeysaan. jàppewuñu comme ay élèves mais comme ay doomam. ay doomam ndeysaan. macha allah rafet na. Mariama kàddu yi rafet na. macha allah gàtt na mais rafet na kontaan nañu. macha allah jërëjëf waay kontaan nañu. ndeysaan xale yi ñu ngi def si xale yi am solo waaye yëpp mag na ñu ngi góorgóorlu. waaw liggéey ba ci gannaaw rafet na loolu macha allah jërëjëf. vraiment waaw ñu kon ne ci problème comme ni ma ko waxoon nag moral dafa war a desuwaat à l'école. ñu xam li ñu war a def. même bu doon 5 minutes chaque jour. waaw ñu jéem a def moral delloosi ko. ak am solo incha allah ragal naa ne élèves yi dinañ xaw a delluwaat mais élève boo xam ne. xamul benn respect. lu ko neex def kooku vraiment soxlawuñ ko. soxlawuñ ko effectivement salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw ku ko wax. waaw man la monsieur Touré Diamniadio 2. monsieur Touré yow grand monsieur grand monsieur Touré. non tey moom ay grand doyen nga invité. waaw tey moom ay ponkal laa invité oui. waaw tey moom dëgg ay ponkal nga invité. effectivement vraiment profité ci occasion bi di la remercier. merci beaucoup. tamit di la féliciter. oui. bu baax a baax. merci beaucoup encore. vraiment di rafetlu émission bi bu baax a baax di naan rek tey moom. tax ngeen ba vraiment jeunes enseignants yi ñu nekk vraiment ñu mën a profiter ci occasion bii nii. pour vraiment emmagasiner suñu expérience tamit ci ñoom. parce que lépp lu ñu fa wax rek xam-xam la. effectivement. waaw parce que vraiment doyen boobu nekk na koo xamante ne sincèrement au-delà de l'aspect doyen donc il est vraiment un pédagogue. pédagogue effectivement donc doublé vraiment d'un parent. wallaay. waaw c'est ça quoi parce que sincèrement fii nii famille la. nekkul rek loo xamante ne ay nit yu fekk jàng. mais sincèrement soo fi ñëwee sax ay jàppale ci lu bëri. te ñun ñii noonu nekk nañ ñoo xamante ne tamit ren laa fi soog a ñëw. mais sincèrement retour ma sama ñëw bi benn yoon parce que moi je viens de Mbour. Mbour ma ko dëgg wax nga dëgg. mais sincèrement yaatal nañu jàppale ñu ba fi ñu nekk fii lépp yomb. te xam nga c'était pas évident nag c'était pas évident. waay. mais li ñu mën rek mooy sant ko bu baax a baax. comme que yàlla moom. su la defee nga liggéey ba dem retraite. waaw. li nga mën a def rek mooy sante ko yàlla bu baax sant ko yàlla baax. parce que yombul daal bëriwul ñoo xamante ne àgg nañ foofu noonu. dëgg la. te comme ni mu ko waxee rek. comme que mbir mi moom. terrain la te kenn ku ne si ñun acteur la ci. dëgg la. donc li am solo rek mooy rafetal ba mujj bi mooy li am solo quoi la occasion yi nga mën ko am ba partager ak nit ñi say expérience. wala dëgg la te vraiment tey immortaliser ngeen ko bu baax a baax. parce que tax ngeen ba moom tey jii. ndeysaan daf fii des ba faw. ba faw ndeysaan. parce que nit ki mënoo ko jël xaalis jox ko. wala mënoo jël ay teraanga def ko mais le fait que nga invité ko kenn ku ne jëriñu si xam-xamam lu rëy la. walaay dëgg la walaay. kon loolu noonu sant yàlla di la ci naan gàcce ngaalama di naan gàcce ngaalama rajo bi. mais ñoom ñaar ñooñu noonu vraiment di leen ne gàcce ngaalama yal na yàlla guddal seen. jërëjëf doyen Gaye ak doyen Faye. voilà waaw yokk leen ba ñu yëg ko bu baax. amiin incha allah.
kontaan nañ trop doyen ah. Les paroles me vont droit au cœur. Le doyen bi ma nekkal en face aussi c'est mon doyen, c'est mon aîné de l'école normale. Il vous a beaucoup apprécié. yéen itam rëccu ma li ma xamante ak yéen. Actuellement fii ñu waxee. sama bureau la ñu waxee. dëgg la effectivement man. je les ai laissés dans mon bureau. su ma tukki suba ngoon ay doom lañu. ay jarbaat lañu. man c'est pas une équipe pédagogique. lépp lu ma métti suba ngoon. metti na leen. lu ma soxla suba ngoon ñu ngi ci. donc vraiment que Dieu vous garde pendant longtemps. amiin inchallah. qu'il vous bénisse et qu'il vous ouvre toutes grandes les portes de la réussite. ñoom ñëpp ñu ngi toog seen loolu rek déjà lu rëy la. ndeysaan macha allah rëy na kontaan naa bëgg naa. macha allah may leen tamit waa CMD bi ñoom ñëpp ñu ngi foofu toog di la tàgg. aywa kon nañu kontaan na baax a baax a baax a baax. nañu def nañu def 100% rek ma ñëwaat foofu ñëw incha allah jërëjëf monsieur Touré ñu koy remercier bu baax a baax. di xaar yeneen ñi war a ñëw incha allah yéen ñaar bokk bëri ngeen lu ngeen bokk loolu de ndaxte wax naa ko sànq. c'est mon aîné c'est mon doyen. kii boo demee école mën naa wax ni daanaka ñoom Sougou ñoom Sané ñoom madame yi ñoo def lépp. waaw tabaarkalla am na keneen ku ñëw salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw ku ko wax waay. man la madame Sali Diamniadio 2. madame Faye Diamniadio 2. madame Sali Diamniadio 2. madame Sali d'accord. ça va bien. sant baax Sali. waaw suñu doyen laa soxla woon. waaw bisimilah bi lay dégg Sali maa ngi lay dégg. allo doyen. waaw Aliou ma nièce na nga def. ça va ba yaa ngi ci jàmm. waaw kontaan rek bëgg ci yéen lool. waaw ñu ngi kontaan ci yow. rusulawu leen ma jàpp ngeen ma respecté ngeen ma. vraiment doyen baax nga. jërëjëf. rafet nga xool. ñu ngi nangul vraiment xam nañu bu doon keneen la moom dina doy waar. jërëjëf Sali. mais ñu ngi lay remercier lu bare. loolu xol bu rafet nga. jërëjëf Diallo jaaba. di ñaan ki lay remplacer rek yàlla na mel ni yow. aywa amiin yàlla mën na ko. merci beaucoup. vraiment kontaan nañ ci yow l'équipe pédagogique tout a kontaan ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf. di ñaan ki lay wutu daal yàlla na mel ni yow rek. amiin incha allah xanaa Sali. oui. waaw xanaa yaa ko doon jox ñeenti ndekki yow. maa ko doon jox. ñeenti ndekki wala ñetti ndekki yow la woon. non gars yi la. wala ay sa star la. ay saay la. d'accord incha allah jërëjëf. merci beaucoup ñu koy sant baax di ko gërëm. mu ne am kàddu yu am solo ndax kàddu témoignage la nit ñi moom ku leen defal lu baax ñu wax ko. waaw nit ñi moom kenn deful ku leen defal lu baax la ñu wax ko tabaarkalla ñu leen remercier bu baax a baax a baax. yaa ngi nekkoon di wax lu am solo mooy ñu tuddee moral indiwaat ko waaw c'est important. waaw parce que. surtout xale yi bu ñu tollee fi ñu toll nii doyen Guèye boo def examen dañ koy yenu dajale leen bàyyi classe yi toog ci ëtt bi toog wala toog ci cours bi toog waxtaan ak ñoom c'est important maître di ko def ñu indiwaat ko ci école bi am solo la doyen yaa ngi nekkoon nag aussi ci indi ay solution ci école bi yan nga ci bëri dolliwaat. waaw xam nga soo déggee ñu naan le leadership du directeur. waaw leadership. waaw. bu amee réellement. waaw dans cette école. daanaka école pratiquement. kii la mini société la. waaw. am la. parce que loolu. li mu tekki mooy dafa tëngu si ñetti fan. benn bi. mooy l'aspect administratif. waaw. l'aspect pédagogique. et l'aspect social. social ñetti aspect yooyu. boo ko tënkee. directeur bu ko jël. ah. doole ko ni nga ko war a waxee. devient un leadership. parce que ma ne sànq maa ngi doon junj sànq ne léegi. enseignants dañu am problème des fois ci ay yenn détails yu bari. waaw naan parce que sama acte génnul. waaw naan sama rappel sama kii sama kii nii. loolu lépp aussi. côté administratif. waaw côté état la. xam nga côté état la. oui. te ñun nous représentons effectivement. waaw l'État au niveau de l'État. oui oui. nous sommes représentants de l'inspecteur. L'inspecteur le représentant. du ministre. loolu ci yoo xam ñàkk fay yoo xam ne ah ay buñ ne côté politique. lépp jaar yoon. waaw mais buñ ne côté ñuy liggéey. non nga dëgg de. pratiquement loolu déjà c'est grave. non lu garaaw la. administration bu nañu xoolaat baax a baax. effectivement. ñi nga xam ñoom lañu nommé. oui ñu war a lijjanti kayitu jàngalekat yi. nañ ko lijjanti. à temps. pour que jàngalekat yi bañ a perdre seen temps aussi. oui di
di grévé. grévé. pour kii 30 ans gisante wuñ. walaay ndeysaan. mais il est toujours égal à lui. ndeysaan te tey ngeen daje fi tey. tey lañ fi daje. ndeysaan moo 30 ans gisante wuñ. mais ça me rappelle beaucoup de choses. walaay ndeysaan mais dans le sens positif. ndeysaan donc gàcce ngalaama. jërëjëf sa émission di remercier mes filles. waaw en commençant par Zeynep qui porte le nom de ma mère. oui ndeysaan. c'est la caméraman. oui Soda Aïdara Faye. sama xaritu. waaw bakkan laa bëgg ab sérif la. ndeysaan moom it fi tànki magam am fa la aw. walaay ndeysaan jàmbaar ñaan yàlla ngeen jàppale ñu. amiin incha allah yàlla jàppale leen te ñun ñëpp ñu kontaan. dëgg la ku fi woote muy góor muy jigéen di mag ndaw. kontaan naa ci yow te xam naa ne am na ñu bari bëggoon woote. mais jot gi mayu leen. effectivement mais j'aurais souhaité terminer. waaw ñu jàngalewaat morale à l'école. oui. histoire. nañu faire revenir nos valeureux grands-pères. effectivement loolu solo la pourquoi pas même les Ahmadou Bamba yeneen ak yeneen ñu def ko mais pourquoi ay Lampir Songay yu kenn ko yoo xam ne ça nous vivons pour ça. histoire na nekk l'histoire de la réalité sénégalaise. dëgg la les ay le Mali. loolu xamatuñ ko. Lampir Songay ay Lampir yu ay Soundiata Keita ak yooyu. à nouvelle situation nouveau comportement. dëgg la faisons revenir nos grands-parents valorisant nos grands-parents. les rois de même que les marabouts. pour ñu jël ci exemple. yàlla amul seen fay. dëgg la ndax loolu rek. liggéeykat di ñaan. dëgg la dem ba jeexal. ñi lay feeteel. waaw di yàlla di la sargal. wallaay donc say mbokk ñëw. déglu lañ fa wax. ba pare jox la ay cadeaux yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah. kon loolu it. ñun ñëpp maa leen gërëm di leen sant parce que ku lim doo matal. dëgg la. donc kon ci tënk. gërëm naa leen sant naa leen bu baax a baax. ñu dégg ko. wax ne. jàll leen yàlla fay. incha allah noo gisee émission bi. émission moom macha allah. li ma wax dëgg yàlla. dina am écho. incha allah incha allah dina am écho parce que ce qui est sûr mooy. am nga beneen forme de publicité boo xam ne. bu ma demee moom. incha allah incha allah moom wax dëgg yàlla. waa Kayar dinañ ko dégg. incha allah taala. au delà de Kayar même. incha allah dinañ ko dégg. incha allah taala. xëy na lii sax peut-être xëy na dañ ko kiiwul. baax ak ñi doon def évaluation ñi. effectivement effectivement nekkoon nañ moo tax pratiquement. amuñu woon jot pour dugg. wala aussi xamuñu numéro bi. moom moo tax. mais sinon. dalee appelé. non ñu yóbboon nañ sax dañu ne ci benn xat-xat mooy ñu war nañu suuf wax nañ ko Zal. Zal mi ngi doon day sànq ñu ngi jéggul seen ñàkk dugg ci kii bi mais dañ ko dabaata ci émission yi ñëw ñoo wax nañ ma ko te samay mbokk dañ xam yow xam nga ne xam naa leen bu baax a baax bu baax a baax yow moo xamul kon jërëjëf ci sant naa la gërëm naa la ñu sant baax a baax comme ni ma ko defoon ci ndorteelu émission bi di leen gërëmaat yéen ñëpp commencé si directeur bi jaare ko ci yow ak Salif Sow Soda Aïdara soxna Soda Aïdara Zeyna Makhtar ak Pape Mboub waaw may gane ci kii ba pare Zeyna bu bindu waaw mooy Makhtar la ak Pape Mboub. bu dëgg yàlla maa ngi ñaan li nga xam ne mooy seen yor. yàlla may ngeen am du gën a kawelu. amiin incha allah te mu nekk seen njiglaay it. amiin incha allah rajo bi. yàlla na ko yàlla def yàlla. amiin incha allah nekk rajo bu réussir am promotion bu rëy rëy. amiin incha allah dëgg yàlla di terminer aussi ci vraiment ci doyen Faye. Faye oui. waaw mon jeune frère à l'école normale. sincèrement doyen très très content aussi. de cette retrouvaille. waaw parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs à l'école normale. donc wax dëgg yàlla. dafa fàttali lu bari daal. donc lii rek wax ne. moo tax yow it nee la sànq yow. visionnaire. parce que lii tey. non vraiment je ne m'attendais jamais à ça. ndeysaan sant yàlla. kon jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen jiwu. ñuy kontaan bu baax a baax di leen santaat di leen ñaan yàlla may leen. ngeen dem ba màgget ba seen i doom. di retraité di leen ci invité ngeen koy fekkee yàlla mën na ko yàlla def ñu liggéeyal Sénégal ngeen ñu liggéeyal système bi ngeen ñu remercier waat bu baax a baax au nom de rajo rawat na comité bi nga xam ñoo koy indi Jibi Ndour commencé ñoom Alsane Ciss ñoom Guèye Fall technicien rajo bi animateur yi ñëpp ñu ngi leen remercier di leen ñaanal ngeen noppaloog jàmm da nga xam ne système bi soxla na xam naa ne ba léegi yéen a ngi ci école yi bàyyiwu leen yéen a ngi encadré yéen a ngi defar waaye loolu système bi soxla ñu leen ñaanal yàlla bu baax a baax a baax may remercier nag bu baax a baax a baax na équipe bi nga xam ne ñëpp ñu ci jàppoon depuis 15 jours ñuy préparé émission yi pour mu mën a jàll mu mën a rafet nii ci commencé ko ci Babacar Diouf nga xam ne mooy suñu responsable bokk ci ñoom Ousseynou Gueye Fall ñoom Salif Sow technicien yi Soda Aïdara mu ngi seen moom ci caméraman bi depuis loolu bopp te boobu sax xam woon yéen ni ngeen bokki nii mu def ak yéen ak xool ñu koy sant baax a baax yàlla ko yàlla def mag ak cadeau yi mu jënd indi ko noonu tamit
nañ sant tamit Bintu Gueye tamit tabarakallah mu bëggoon ñëw fekk waaye la ko téye ni mu farata la te dina ko dabaat inshallah taala ñu koy santaat baax a baax moom ak famille Ngayeen bi yëpp nag di leen ñaan yàlla ñu dund ba mën a teral seen wéyju ni ñu ko bëggee yàlla mën na ko yàlla def noonu ñu leen remercier nag ak Zeynabou ak i magam ak i rakam ñëpp tabarakallah di ñaan yàlla wéyjur bi doom boobu mu tudd ni dafa jiitu yàlla yërëm ko xare ko aljana di sant baax a baax Babacar Diouf ak Makhira ak Salisu tudd naa ko sànq noonu di remercier bu baax a baax sama ñaari gars yi xam tey ñoo ñëw tout à l'heure lañ dégg ne émission bi ñun lay ñëw ñoom tamit jàpp ci yore benn site internet bu am solo ñëw nañ tey dañuy filmer affaire bu ñu paree archive yi ñu bàyyi ko ak suñu doyen yi ñuy sant baax a baax muy suñu mbokk Pape Mboup ak Makhtar Sarr ak seen groupe bu ñu àndal ñëpp nag ñu sant baax a baax di leen gërëm dañ ñaanal seen liggéey ñun yàlla na yàlla yokk ko di wax am nañ kontaan baax a baax moo nekkoon numéro 30 tey nekkoon 30 juin 2021 Julde Diallo ñu di fàtte wuñ ko baax a baax di remercier Mame Diarra Lo moom tamit jam ñaajo ak monsieur Ka Bintou Gueye wax naa ko tout à l'heure ak Fatou Mbeng ak Mariama Julde Diallo monsieur Touré ak Sali Diawara ak chef de village ak Sa Biram Diop noonu la ñu sant baax a baax di gërëm ñëpp nag di sant ñi ma accompagné nag wax naa ko tout à l'heure di ñaan yàlla leen jox dig daje nag àllarba bi ñëw ci beneen numéro xalima numéro 31 ñu dalal inspecteur Ibrahima Diop bu jam ñaajo inspecteur arabe bi moom mooy ñëw fi ñu waxtaan ci wàllu examen yi ak arabe yi progression yi mu def ci Sénégal loolu lañu ñëw inshallah daal leen wax ne wéy leen ngeen des ak ren seen rajo Waarwi FM 104.9 ndax njal lu baax lu yiw rek moo ca nekk asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu